ci sa xolo ni set setoy set lu naa la ni bés dina ñëw musicien wër àdduna musique soxlawul frontière ni bés. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi leen di ziar di rafetlu bu baax seen ànd saa sunu ak ñun di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp seen émission daan coronavirus ak RFM ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi réalisateur Hadj Ndiogou Diène ñu dalal docteur Ousmane Gueye mooy njiital service de l'éducation et de l'information pour la santé SNEIPS docteur Gueye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay nuyu El Hadj Assane di nuyu sa technicien nuyu auditeurs yëpp. jërëjëf balaa ñuy sori rek sa jàngat ci gàttal ci dogal yi nga xamante ni jibee na démb ci njiitu réew mi waaye it li nga xamante ni noonu la gisee moom ak xaymaa ko xeex beeg coronavirus bi mu duggee mbas mi Sénégal ak léegi. waaw jërëjëf El Hadj Assane boo suñu defee li ñu naan bilan ci président de la République def gis nañu place bu am importance bu Sénégalais yi joué. ci maîtrise pandémie bi naam xëy na nit ñi dinañ xalaat ne ba léegi kaa yaa ngi yokku mais boo ko jëlee sur le plan international ci monde bi après ñëw jël ko sur le plan sous-régional en Afrique nga xool suñu taxawaay mën nañu wax ni naam am nay difficulté mais quand même def nañu ay jéego yu am solo loolu benn jàngat la ñaareel bi mooy président nu mu ko waxee depuis départ ni virus bi waruñoo tere dund naam mu ngi fi nañ xeex ak moom. mais continuer aussi suñu vie surtout nos activités économiques. oui defe naa bu ñu ko analyser ci angle boobu du ñu am benn reproche bu ñuy def à qui que ce soit. maintenant li mu wax aussi am na solo parce que man retenir naa ci ñetti phrase yoo xam ne vraiment am na solo trop ci man mooy maanaam urgence sanitaire mu ngi fi ba léegi même bu ñu lever état d'urgence lever couvre-feu mais nee na urgence sanitaire baa ngi fi ba léegi nee na nañu continuer xeex nee na aussi nañu protéger wu et gis nañu aussi nu mu insister sur les gestes barrières je pense que vraiment ci discours président de la République démb yooyu mën nañ ko ci jàpp lu am solo et au-delà de loolu parce que boo jëlee xeex bi diviser ko en 3 phases dañuy wax d'abord la phase d'endiguement mooy ni ñuy def ba contenir virus bi et deuxième phase ñu ne phase d'adaptation bi yoon ñu ne ñu dem ci phase de vie et de l'avenir nga xool ni plan d'investissement dans le domaine dans le secteur de la santé li mu war a jur maanaam tabax yi ñu war a def tabax hôpitaux yi am solo niveau 4. mais phase yooyu nga lim yëpp li ma ci jaaxal mooy ban ndam ngeen ci am ban ndam est-ce que du ay phase d'échec. non je ne crois pas parce que boo xoolee El Hadj Assane départ. parce que booy lim 79 cas 0 mort 23 mars nga ñëw tey démb 29 juin 6698 cas 108 décès mais où est la victoire. xam nga doomu jàngoro buy dugg ci dëkk day ñëw ak kenn lay laal. le temps muy évoluer mu ngi dem ci 2 3 ainsi de suite loolu évolution normale la ñun li ñuy def moom mooy bañ évolution bi jéggi dayoo ak ou bien bañ évolution bi continuer dañuy rompre seen transmission bi donc première phase d'endiguement boo ko xoolee départ bi ñu tëjee frontières yi yëpp gis nañu li ñu daan wax ay cas importés yëpp wàcc kenn gisatu ko kenn dëggatu ko ñu dem cas contact yi bien suivi ba ni ñuy amee premier cas de décès et te boobu aussi les spécialistes médecins yi épidémiologistes yi les ñi nekk ci secteur santé yi ñëpp ak ñoo xam ne ay sociologues lañu ils avaient tous prédit que tant que ñi ngi am une transmission communautaire non maîtrisée ou bien boo xam ne nit ñi jàppuñ ci bu baax danañ am une augmentation de nombre de cas suñu amee une augmentation de nombre de cas les personnes vulnérables dinañ exposé wu loolu mooy indi cas de décès. Donc aujourd'hui il revient de protéger ces personnes vulnérables xëy na dinañ ci dellu si. mais sànq yaa ngi ne dañu war a def le tout ba moytu mu jéggi dayoo. mais pour mu bañ a jéggi dayoo il faut que la courbe mu wàcc. waaw mais ba tey wàccul courbe boobu. waaw courbe bi quelque part wàcc na mais dafa nekk ci plateau
parce que demoon nañ ba am fii 177 cas te bu ngeen ko xoolee aussi par rapport non ak Dombaay dafa ne ci plateau mooy wàccul nag. waaw moom laa lay wax ni ma ne xam nga boo ko xoolee appréciation bi oui au début on était dans les 20 tests ay 30 tests ay 50 tests ñu jékki-jékki yokk tests yi multiplier ko par 5 ñu am ay 1000 et quelques tests normalement ci évolution normale gis nañ ni am nañu 100 dem nañu le 11 mai ci une date boo xam ne repère la ñu am ci 177 cas oui waaw ñu continuer ñu wàcc ñu ngi ay 100 et quelques cas parfois 99 cas donc aujourd'hui courbe bi jóge na 177 wàcc ñëw def benn plateau au niveau aux environs de 100 cas maintenant l'effort qui reste à faire mooy def le maximum possible c'est-à-dire aujourd'hui moi je ne parle plus des mesures administratives ak yooyu mesures administratives yi naam daf ñuy accompagner parce que toujours est-il que le port de masque est obligatoire te loolu dañuy ñaax suñu force de l'ordre ñu gën ci jàpp ñu rendre obligatoire boobu ñu rendre ko effectif oui waaw je pense que loolu lu am solo la ñaam ñu ngi ci ñu ngi góorgóorlu dem seen kémtu lay kattan de plusieurs mois nelawuñu ñoom itam mais ñu ngi leen di ñaan ñu accompagner ñu fi la quelque temps ci loolu port de masque obligatoire boobu léegi diwaan yi dañoo yi gën a fës ci ay cas yoo xamante ni bari na fa mooy Dakar Njaareem ak diwaanu Thiès foofu am na ay stratégie spéciale yoo xam ni war ngeen ko taxawal waaw commencé nañ ko sax commencé nañ ko stratégie spécifique yoo xam ne pour Dakar moom la ñuy transposer def ko au niveau de Thiès et au niveau de Diourbel bien entendu en corrélation ak seen sociologie loolu c'est important parce que loolu moo tax socio-anthropologue yi gis ngeen seen intervention yi temps yi ci gannaaw ñi bàyyi leen ñi dugg ci dëkk bi xool lan moo indi défiance bi lan moo indi déni bi lan moo indi stigmatisation bi indil ñu retour nañu nag ñun on pense que tey jii bu ngeen doxalee nii dina changer donc loolu moo tax nga gis exemple Dakar mu am ay comités locaux mais à Touba da nga gis ñoo xam ne dañuy impliquer les chefs religieux ay jëwriñ dayra di dem di waxtaan ak famille di dugg ci kër yi donc stratégie vraiment changé nañu ko gën ko renforcer à Thiès à Diourbel et particulièrement à Dakar et je crois que tey jii li may wax nii bu ñu amee vraiment l'accompagnement effectif des forces de défense et de sécurité surtout sur le port obligatoire et des masques au niveau des transports ñu xool ci oto yi li ñu waxoon ba léegi comme changé wul ñu gën ci dëgër vraiment Alaye Assane am naa ci yaakaar et li may wax aussi dama ne mbir mi te defe naa ñun yëpp mën nañ koo nangu mbir mi c'est une responsabilité d'abord individuelle c'est d'abord individuel après mu nekk collective xam nga mënuñoo jël policier teg ko ci bopp chaque Sénégalais c'est pas possible mais Sénégalais yi yëpp vraiment je pense que ñun ñëpp on est doué d'intelligence Sénégalais am na imagination Sénégalais nangu na liggéey Sénégalais dina dëggu nañ laal cible boobu ñu jàppale nit ñi ñëpp jàpp ci port de masque bi protéger suñu kilifa yi nekk ci kër yi je pense que loolu dafa am solo maintenant ci kàddu yu njiitu réew mi mu ngi wax ne que jàngoro ji bu sukkandikoo ci ay boromi xam-xam yu bari jàngoro ji mu ngi fi encore pour des mois loolu yow noo ko tekkee ak it ndax foog nga ni dina yomb ci mim réew wala dañuy wut yeneen teeñ parce que yan bi moom day gën a diis rek de waaye yan bi diis na mais mën nañ ko dëkku pourquoi ma wax ko dinaa ci ñëw parce que jàngoro bi c'est vrai gis ngeen Chine am na quelque part recrudescence Allemagne mu am mu dellu soit Italie mu amaat ay poches yu ñëwaat ça veut dire que virus bi pour téye ko léegi ne dañuy toog rek en un mois ñu ne zéro cas wala kenn gisutul virus ku ko wax ku ne rek yaa ngi nax sa bopp si ak mois le virus sera là maintenant tiituloo aussi après 15 juillet ngeen déggati ay cas importés bu ngeen ubbee jaww ji waaw mais dafa naa dispositif bi ni ñuy wax ne dañ ko gën a renforcer dañ ko gën a renforcer le contrôle mu strict parce que gis nga tey jii région yi yëpp muy Afrique muy Europe muy Asie ñoom yëpp souvent seen état yi dañuy jël ay décisions yoo xam ne balaa ngaa voyager rek da ngay def test ñëw ak certificat médical boobu buy wane ne vraiment
tu es en bonne santé, tu es indemne de cette maladie. Sénégal aussi commencé na ko ñuy jóge fii dañuy def test dem donc loolu bu ko ñëpp combiné def ko vraiment je crois que côté aérien bi du ñu am difficulté. Moi je crains plus côté terrestre que aérien vraiment contrôle bi strict na mais gis nga frontière terrestre yi porosité bu am lu foofu laa gën a ragal que aéroport c'est très très bien contrôlé. Il y a un bon dispositif. Ce qui reste maintenant aujourd'hui, c'est renforcer ce dispositif, yokk personnel côté boobu pour ñu mën a def seen liggéey convenablement. Et en plus les registres yi gars yi di remplir léegi. Je crois que aussi dinañ ñu dimbali bu baax a baax pour mën a suivre tout voyageur entrant. ñu ñëw ci wàllu nattuwaay sur le plan scientifique yi Sénégal am xëy na parce que dëkk yeneen dañ laa gis ne dañuy toll ci ab diir ñu ne dem nañ ci pic bi ensuite wàcc nañu mais ñun yan xeeti nattuwaay lañ am jàngoro ji moom dafa mel ni dafa ngiroo fii faf ci sunu réew mi wala. déedéet ñun am nañu ay nattuwaay yu bare. tey jii man maa ngi kañ la ñuy jot pic bi ak kañ lay wàcc. non xam nga pic man dama naan souvent il faut pas que ñuy discuter ci pic. pic xam nga li ci ëpp da ngay dépasser pic pour nga gis ko te gis nañu état yi bëri ko aventuré woon fii réalité bi bu ñëwee dafa balee li ñu waxoon lépp donc vraiment je crois que bu ñu focaliser wu ci pic bi mais ñun am nañu ay kuréel yoo xam ne ci comité d'éthique bi ay kuréel yoo xam ne man mi bokk naa ci benn kuréel bu ñuy wax commission communication déviance ak yu bëri yoo xam ne ay professeurs ñoo ci nekk ñuy liggéey tey ji pour mettre en place benn protocole buy def benn enquête gàpp enquête boobu dana ñu dimbali vraiment ñu redresser lu bare comité scientifique bi aussi prise en charge am na beneen comité bu mag bu fa nekk donc ñooñu ñëpp tey jii ñu ngi liggéey mercredi suba ñun dinañ jël suñu liggéey jébbal ko vraiment comité bu mag bi pour ñu xool nan la ñu mën a def yenn enquêtes yi donc vraiment au Sénégal am nañu organisation interne boo xam ne bu am solo xëy na des na pour ñu vulgariser ko war nañ ko vulgariser nii ñu xam lan la ñuy liggéey ci suuf mais vraiment liggéey baa ngi fi ñu ngi xool nan la ñuy def de telle sorte que tey jii fi la ñuy wax diir ñu mën a contenir virus bi de manière effective mais loolu lépp lu ñu mënti def nag Sëñ Assane il faaw askan gi dugal ci loxo dëgg la waaw loolu mënta ñàkk gis nga li nit ñi xarañ li ñu am kii nu mu tëddee sawarte pour vraiment arrêter feebar bi tant que askan gi dugalu ci loxom duñ ci génn dugal loxo askan bi moom mooy nangu ndigal yi ànd ak nit ñi waaw loolu vraiment loolu dañu koy ñaan nañ ñu jàppale def ko ndax réew mi delluwaat ci sérénité waaw laaj bu mujj bi mooy xëy na aussi ñaanuñ ko yàlla mais bu ngeen di sóoraale li neex ak li naqari lan ngeen njort ci li gën a naqari bu li dakkul dal ñu ñun Sénégal ci wàllu ñuy faatoog ñi koy amee ji ëllëg waaw xam nga bu tey jii bu fekkee lii dakkul te ñaan naa yàlla mu tàgg te ñun ñëpp defe naa ci loolu lañ nekk ci tànk yooyu lañ nekk. non bu dakkul parce que bañ commencé ñaan bi ñu commencé ci benn moor la ñuy ñaan ci ñu ngi ci 108. bu fekkee suñu doxalin bi changé wul. stratégie xeex bi aussi à votre niveau changé wul fan lañ jëm. non ñun ñi ngi ngi wax population mais je crois que li nga wax bu daggul. li ñuy gën a exposé mooy suñu personne vulnérable personne vulnérable yi dañ ma rappeler leen personne vulnérable yi mooy maanaam ñu am 60 ans jëm kaw mag ñi loolu benn ñaareel mooy ñoo xam ne ndaw la wala mag mais bu ànd ak beneen jàngoro bu ñu naan maladie chronique ku amee tension ku amee diabète ku amee drépano ku amee cancer ku am HIV ak yooyu am nga ñetteel bi mooy jigéen ñi wonu lor nekk ci dernier trimestre seen grossesse ñooñu ñëpp c'est des personnes war a gën a moytu vulnérables dañu war a moytu bu baax mais ñun itam dañ leen war a protéger sàmm leen te ñii ñooñu waruñoo beddi hôpitaux yi nañu dem hôpital seen rendez-vous bu jotee bu ñu amee lu ñu yëg seen yaram nañuy dem hôpital du feebar yëpp ñooy coronavirus te hôpital aussi nit ñi jël nañu ay matukaay yoo xam ni doo fa dugg ba jëlee fa jàngoro buy tudd coronavirus ngay dem ak moom donc na nit ñi dalal seen xel fréquenter hôpitaux yi def seen consultation normale parce que ñooñu dañ leen war a protéger ñu protéger suñu bopp dëgg la jërëjëf docteur Ousmane Gueye jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Gueye ba beneen incha allah ñu ànd ak professeur Daouda Ndiaye professeur maa ngi lay nuyu El Hadj Assane maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokki auditeurs yëpp
di xel day fàttali di profité également di jaar waroon naa ko def ci muy di jaale Khalifa Thiénaba bi. ak Abdoulaye Seye bi nekkoon président FIBA bi. dëgg la jërëjëf. ñu ñëw ci commentaire yi rek parce que mooy actualité bi gën a mag wala boog benn ci gën a mag kàddu yi président daal di fësal démb yow noo ko gisee d'abord. tout à fait waaw dafa am ñaari points yoo nga xam ne man daf ma ci en fait intéressé tout le monde et boo xam ne moi je pense que tey mooy waral discussion yi. mooy d'abord lever kii état d'urgence bi ak lépp ak guddi gi nit ñi doon dox. loolu ça veut dire une chose à mon avis mooy wane ne dem nañ ba xam ne en réalité moom comme ni ko président waxee démb parce que c'est une décision courageuse boo xam ne pour man. xaw ma woon kañ la mais xamoon naa ne ci kàttanu yàlla dina am parce que pourquoi. parce que peut-être que au départ les gens avaient pensé que cette maladie là allait durer 2 mois 1 mois et demi 2 mois mu def seen yoon. wala ñu maîtriser ko. mais on a toujours dit que maladie la boo xam ne liñ ci xamagul moo bëri liñ ci xam quel que soit li nit ñi di gëstu mi ngi ci biir. donc demoon nañu ba boo xoolee démb di nga xam ne effectivement comme bu ñuy xool discours yi wala ak feneen les gens pensent que dina jeex mais tout le monde léegi scientifique tey en tout cas ñu bëri d'accord nañ ne. kenn mënul wax fu mu toll nii feebar bi comme ni ko docteur Issa Ousmane waxee tel mois lay jeex. c'est-à-dire il faut se préparer pour que maladie bi encore une fois wax naa ko ci émission bu passé El Hadj Assane mu nekk une maladie à tendance épidémique ki boo nga xam ne kii la endémique astafurlah mooy tel lay jeex xamuñu ko te comme am na loo xam ne dafay tënku te pour man virus bi li muy circuler ci journée bi moo ëpp lu muy circuler guddi gi te ñàkkul ne bu ñu defee xool avantage inconvénient par rapport ak mesure bi inconvénients yi ñàkkul ne mun naa ëpp am solo comme ni nga ko waxee parce que y a d'autres facteurs yu am du rek facteur sanitaire est-ce que du jar donc ñu xoolaat parce que mesure boo demee ba ci biir gis ne en fait liñ ci doon xaar bon peut-être que liñ ko yaakaaroon amagul noonu mais day normal nga def relâchement xool parce que tey loolu laa gëm ne moo tax pour man c'est une mesure boo xam ne ñu koy contre du bari parce que loolu mooy en tout cas scientifiquement li nga xam ne dañ koy d'accord te population également dañ koy gëm c'est-à-dire pexe moo amul quoi c'est un mal nécessaire waaw parce que xam nga stratégie Alaaji Assane dañ koy évaluer saa da ngay dem ba ci biir gis ne yaakaaroon naa ne baax na parce que du Sénégal rek dans tous les pays du monde dans beaucoup de pays il y a beaucoup d'interventions ou de stratégies nit ñi teg nañ ko dem na ba ci bis gis nañu du noonu changé waat am na ko ma discuter professeur Abdou Seck bu nekk université yaa ngi koy laaj léegi ñu naan affaire pic bac yi c'est que ñooñu modélisation la ñu xam dañ ci liggéey lu bari xam nga aujourd'hui képp kuy aventuré wu di joxe ay pic wala naan fii la yëpp da ngay boo motu rek di nga am décision dina la jaaxal moo te day tax nga am relâchement parce que effectivement man ñu ngi xool lu tax relâchement am parce que boo demee nit ñi ne leen peut-être 2 mois 3 mois ñoom ñu jàpp loolu nga dem ba ci biir ñu ne mais gisuñu loolu donc y a problème li ñuy wax am na problème alors que en réalité y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas loolu mooy bu njëkk bi deuxième bi il a insisté sur le fait que effectivement jàngoro ji mi ngi fi les mesures barrières pour un président qui rappelle les mesures barrières pour moi c'était extrêmement important et pour montrer que moom même gëm na ne feebar bi jeexagul mi ngi fi ça ce sont des choses yu ñu ci mën a déglu deuxième bi mooy affaire frontière aérienne alaaji man li ma yàgg gëm gis nga loo xam ne du fi jeex ñu war a tënk ñëpp ay mois ay at kenn xamul kañ la man li ma yàgg gëm c'est-à-dire que il fallait et ça c'est le monde entier en réalité ñu jàngat li nga xam ne xewoon na ci Ebola en tout cas moi je l'ai vécu dund naa koy ci yenn dëkk gis nga am na Ebola bi mu amee yenn dëkk yi boo fay dem bu fekkente ne Ebola am na fa wala ñu ngi koy yaakaar dañ naan la booy def dafa am carte sanitaire booy remplir mënuñu la test gaaw parce que amul test yu disponible à temps réel mais man dama gëm ne bu ci àdduna muy Afrique wala ci CEDEAO wala fu mu mënti doon nangu ne dëkk booy jëlee ci avion bala ngaa yegg ci avion bi comme ni ñu lay testé xool ndax am nga jàngoro balaa ngay dugg ci place publique ñu def thermoflash bi mieux le jour où il y aura des tests de diagnostic rapide par rapport au corona nga xam ne en 10 minutes ñu def test bi booy ñëw ci aéroport bala ngaa def dara balaa ñu lay defal benn formalité ñu testé la ko bu ñu fa eggee danañ dem moom laa gëm ne moo tax quel que soit alpha loo xam ne la mënul ñàkk la dëgg la comme tu l'as dit donc il fallait ñu egg fii donc il faut vivre avec ça maintenant su may daalee El Hadj Assane maintenant chacun est devant sa responsabilité historique muy man muy El Hadj Assane muy ku mu mënti doon parce que jàngoro bi tey nekk def loo xam ne y a la responsabilité de l'État il y a la responsabilité de tout le monde mais surtout il y a la responsabilité individuelle et collective boo xam ne ku ci nekk ñun aujourd'hui nag war nga xam ne li ñëpp ki waroon a def na ba mënul ba xam ne fii la waroon mën def parce que également dëkk mënuñu ko tënk ci lu bari bari dëgg la donc ñun nañ jël suñu responsabilité ku ci nekk encore une fois def li nga war a def pour que virus bi évoluer léegi xeex bi principalement kon foofu la nekk fexe ba askan wi daal di adhéré loolu mooy solo gi maintenant ñu ñëw ci wàllu paj mi nag xanaa
guérison yi taux de guérison yi wàññeeku na professeur lan moo ko waral wala boog ma laaj ko professeur Seydi chloroquine bay jeex wala. sama xarit di ngeen génne artémisia googu de. non démb rek ma ne moom jokkoon nañ téléphone ma ne c'est trop Seydi ma koy nuyoo. pour wane ne ñu ngi waxtaan ci lu bari ñu ngi waxtaan démb. mais on doit nous donner des explications ci lan moo tax taux guérison bi wàññeeku xam nga bu ñu amee xibaar yëpp rek ñoom gaa seen jaan wàcc na wax dëgg yàlla liyaare nañu ko nu ne. waaye nanuy xam rek ba nu xam fi nu jëm bu nu naree dal ji miir it ñu xam ko rek bu fekkee ni yëf yi daa parce que boobaak léegi 30 ak 20 rek la ñuy dégg léegi ay 40 ak. non waaw mais parce que Alain Assane peut-être que moi on me dit que je répète beaucoup sur certaines choses mais pour moi la répétition elle est pédagogique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus dans cette pandémie-là, dans cette maladie-là. C'est-à-dire que c'est vrai que ñu waxtaan naa ci ak moom avant démb sax ñu ngi xool lan mais en réalité li ci am ci solo mooy loo xam ne ñëpp nangu nañ ne bon tout dépend également ci ban état la malade bi ñëwee. ak malade yi koy jàpp. li ko dal waay lan moo leen am. bu fekkee malade yooyu ñu leen am. am na leneen lu leen téye te man li may ragal encore élagé moi je le dis et je le répète. bon ñu ne wàññeeku na mooy je suis sûr que il a fait en tout cas les cliniciens def nañu ñu war a def. ils ont fait ce qu'ils devaient faire. c'est-à-dire que bu doon ñoom rek la tey un jour ñëpp dañu jóg et c'est ça la réalité moo tax man li may gëm mooy. c'est important ñu taxaw ci taux de guérison bi mais nañu xam ne ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ñoom ñi ngi ciy def ba xam nan lañ ko mën a defee pour retourner la tendance. renverser la tendance. donc moo tax man du ma bëgg a retardé wu ci li nga xam ne c'est un effet ba nga xam ne ça peut être un effet qu'on voit comme négatif mën na décourager alors que pour moi c'est le moment de dire aux gars bravo on fonce. ma ne nañu gën a xool toujours man sama discours mooy peut-être que beaucoup ne le comprennent pas parfois moi je vois le positif parce que le négatif dañ koy gis mais damay préférer li nga xam ne boo ma ko defee waa ji gën a am sawarte gën a jëm ñu dem et pour que demee bu fekkee ne taux yi gën a wàññeeku duñu ne catastrophe la parce que y en a qui prévoient ne non taux yaa ngi wàññeeku ne regardons pas les taux regardons ñi ñuy sauver regardons ñu xam ne comme on l'a dit le président l'a dit ñeneen wax ko nañu pour ñu xool c'est vrai qu'il y a des problèmes dans notre pays comme dans d'autres pays mais bu ñu xoolee par rapport à la moyenne africaine mën nañu continuer par rapport à ça que l'on soit optimiste te xam ne xeex bi jeexagul balaa kenn di xool taux de guérison na xool li nga war a def pour arrêter la pandémie léegi mu amul yeneen bunt pour yeneen xeeti garab yu wuute ñu ngi ciy liggéey ba kañ boobu mu ngi bëgg a yàgg de ñeenti weer loolu laa doon wax ak moom démb téléphone pour dire que rek ñu ngi ciy liggéey et xam naa du ñàkk fii ak bés loolu la il faut ñu parce que pas rester de façon statique comme ça rek ci benn kii dañ jéem a xool xëy na sax am na garab goo xam ni mooy gën a gaaw a faj bu ñu ko gëstoo ndax yéen ay borom xam-xam ngeen non Alaaji Assane maa ñu fi ak fan rek waaw man c'est-à-dire que la science gaawul Alaaji Assane te mënuñoo jël garab boo xam dëgg la ne saytuñu ko xool li ci biir ba mu leer na yaa si qu'on appelle les tests précliniques parce que bu ñu ne même garab gi baax na Alaaji Assane man du ma ñëw jël ko jox ko sama doom wala doomu Alaaji Assane te xooluma ndax doom di garab bi du lore ba pare il faut que ñu def tous les tests précliniques ba mu doy parce que ëllëgee li ñuy bañ mooy yéen a ko nit ñëw ñu ko joxoon te yéen day faj man je préfère ñu préserver la sécurité sanitaire de la personne avant ñuy xool leneen te loolu lañ nekk moo tax ma ne yàggatul incha allah yaakaar na ne du yàggatul ñu am leneen loo xam ne au moins pas que day faj encore une fois moi je vais être très prudent pas que day rey virus bi mais loo xam ne dina accélérer taux de rapidité de guérison bi peut-être que loolu waaw mu rey charge virale bi bu ko defee nit ñi wér doxi seen i soxla effectivement la jàngoro ji yaa ngi naan xamagunu lu mu xanaa faf wala moo ko suuf rek attaque biologique la wala lu mu doon moom attaque bactériologique la addit kenn xamul li lan la de kenn xamul li lan la et c'est ça la vérité bu ñu demee ba ne jeex na Chine déjà ñu ne woy am na beneen vague ensuite bu avion yi ubbeekoo nii gars yi dañ koy basketante de dañ koy joxante de États-Unis am na beneen vague gis nga moo tax may bañ ñuy joxe ay pic wala ay plateau damay bañ ñu nax suñu bopp dem ba ci biir ne kon kat beneen vague wala non du loolu soyons prudents dans les chiffres soyons prudents dans les nañ continuer ak geste barrière yi rek te dénk suñu bopp yàlla te xam ne li war a am bu ko ñëpp defee boo ko ñëpp defee lu bëri dinañ sa dina wàññeeku bu moo baax tax dinañ ci jéem a xool maa ngi koy dina ma jéggal te ñu ngi may laaj bu sóor dinañ ci xool corrélation ak sibur bi parce que seen période bi ngi dugg yooyu yëpp dañ koy anticiper comme ni nga ko waxoon pour xool nañ la ñu mën a anticiper sur la communication et l'information pour que également télé aussi ñëw gën a indi yokk ci xar mi sawar jërëjëf professeur Ndiaye jërëjëf El Hadj Assane merci Daouda Ndiaye ñu koy gërëm di gërëm docteur Ousmane Gueye ci yooyu leeral yëpp ñu doon ànd jàngatandoor rek dogali démb yu njiitu réew mi lépp ci kaw jàngoro yi coronavirus a xeex gi Ablaye ci kanam tuuti rek kon pàcc gu mujj gi ñu fàttalantewaat suñu bopp takkum masque bi fàttali ko ñenn ci kër gi nga xamante ni masque bi foog nañ ni pour seeni nopp la ci kanam tuuti lay doon
128 14 14 mbokk yi yéen ñëw ci wàllu geste barrière yi rek ñu fàttalinte suñu biir as lëf soloy taxawaay guni mel ginnaaw bi nga xamante ni dogal jëm na ci dindi fi état d'urgence bi couvre-feu ngir ni nu koy waxee yëf yi mën a tàmbalee doxaat ci secteur yu bari nga xamante ni mbas mi sooxeeloon na ko bu baax a baax nërmel ko dugal jaaxle ci kër yi ci borom kër yi ci liggéeykat yi n'est-ce pas donc li fi des nag mooy geste barrière yooye ngir fexe ba virus bi nga xam ni amul yi tànk yam fi bañ a déplacé wu loolu nag li koy maye mooy masque yeeg di raxas loxo yi bu baax ak it ñuy bañ di ñoo xante maanaam ni ñuy dandantes lëf ci suñuy toogaay yi. asalaamaaleykum. rajo Sane. waaw sëñ bi. sama bëggee la ngi lay woowee Touba Mbacké. bisimilah sëñ Guèye. maa ngi lay seetlu di la ñaanal jàmm. amiin ñu bokk. waaw di rafetlu liggéey bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. xam na man daal xalaat bi ma ci am mooy xam nga président moom dogal bu mu mën a jël. foog am ñu am ñu àndut moom nag mooy seet li nga xam ne moo gën ci réew mu def ko rek. mais comme feebar ma wax nañu demagut. oui. léegi nañ jël suñu matuwaay bu ko defee kenn ku ne respecté li nga war a def li ko docteur digle. bu ko defee ñu mën a nekk ci jàmm. yaakaar naa loolu moo tane ndax nit ñi mun ñoo ñàkk dund. mun ñoo ñàkk dem ak dikk. dëgg la te mun ñoo tëj ndax Sénégal atturul loolu. comme que noonu lañ ko gisee. yaakaar naa war nañ ko jàppale ci loolu di ci des mooy li ma waxoon démb rek feebar bi am nii di caa nag moom dong moo am ci feebar yi ay sibbiru ak yeneen nag kon président la fexe ba hôpital yi doy poste de santé yi doy. ñi liggéey ci hôpital yi doy comme ni ñu ko waxee démb ni dana recruter 1000 agents de santé. loolu lépp bu ko defee dana baax la ndax su wér-gu-yaram moom daal mooy njëkk leneen la ci da ko topp ci. dëgg la am na yenn comportement yoo xam ne moom bu dara xewut it daa wërta am. dëgg la soo gën a jamonoy feebar. kon kenn ku ne yaa war a jël sa responsabilité bopp xam ni. am na loo xam ne daal moom du ak nité. dëgg la kenn ku ne nga xam la nga war a def nga def jërëjëf. am na solo Guèye ñu fexe ba nité. waaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. waaw sëñ bi maa ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi woote fii si Dakar ah. bu nga baal ma rek dama bëggoon apporter sama contribution tuuti rek si communication ministère de la santé. waaw. précisément si point du jour bi. bon muy dafa nekk loo xamante ne dafa am solo lool. parce que daf ñuy wax tolluwaayu feebar bi. beneen importance bi point du jour am. mooy que daf ñuy permettre ñu am ay statistiques suivant l'évolution de la maladie et des différentes localités où elle sévit le plus. Maintenant ay journalistes. oui bu ñu bëggee su ñu def seen liggéey. qu'ils ne fassent pas appel à leurs sentiments mais à leurs raisons. Parmi les auditeurs il y a des médecins. Il y a des hommes de communication. oui. On comprend la préoccupation de certains journalistes. su ñu def seen billet tu sens que le fait qu'une certaine localité soit toujours citée est considérée comme un des foyers de la pandémie les dérange. waaye ngal la bu ñu yàqal suñu point de jour. C'est important pour avoir des statistiques et voir les zones où la pandémie est en passe d'être endémique. dëgg mbiru tarix yi mbiru diine. nañ ko génn si liggéey bi kuy liggéey si. genre bu ñëw da ngay bàyyi sa conviction da nga koy bàyyi sa kër. sa conviction religieuse man lii gendarme bi laa ko dem seen spécialiste santé bi. vraiment ne la xoolaat boppam daal. yéen dafa ñaaw daal. c'est un peu maladroit. jërëjëf maa ngi jégalu nag ngeen baal maax. jërëjëf liñ ci jàpp mooy point du jour bu ministère de la santé la bëgg ñu bakko fi ndax daanaka tableau de bord la dafa am solo ci statistiques yeeg di nu wan saa su ne fi nu jëm ak fi nu toll ak fi nga xamante ni fa lañ bëgg a yegg ak yi ci war a moytu yooyu yëpp am na solo 88 628 14 14. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. ñu ngi lay sant Faye. waaw. bisimilah. waaw dama bëggoon dugg ci. waaw yaa ngi en direct. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo def. ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf yàlla na yàlla na ziar. waaw di kontaan ci yow bu baax wax dëgg yàlla dañ lay suivre boobu ba léegi. alhamdulilah amuñu woon occasion woote. jërëjëf. waaw tey nag suñu woote bi bon en fait man dama bëggoon wax. ci wàllu école privée nga baal ma soo ko mayee. waaw parce que bon gis naa ni daal l'autre jour sama rakk yi dañoo dem. ñu ne leen il faut ñu fay 3 mois. waaw mu nekk loo xamante ni nag wax dëgg yàlla bon xaw na yéeme lool maanaam dañ ko jàngul quoi ñu fayloo leen ko. voilà exactement. loolu la.
moo tax bon ñu ne woon nag bon nañ ci woote. waaw bu fekkente ni autorité yi xëy na mën nañ ci wax ñu daal ci waxtaan parce que pour man service la boo xamante ni. bu ñu deful la. ñu war ñu ko fayloo dafay xaw a métti boo xoolee. maanaam génne woo yow pare woo pour fay ko daal. non xam nga mën nga ko fay. mais bon war nañ mën a sóoraale aussi que ni peut-être xëy na man. ni mu mën a defee ba taxale ba fay ko. am na keneen koo xamante ni. dëgg la dina ko jaral ay xalem. dootuñu jàng imagine ku si yor 3 wala 4. dëgg la ñu accumuler le 3 wala 4. ak ci wàllu xel sax xam nga ne comme jàngalum sama doom ji bëgg ma fayeeku bon maintenant ni nga ko waxee rek nañ ci waxtaan xool lan mooy buntu bi. waaw man daal bu ma sañoon. wax dëgg yàlla li jaadu ñëpp xam nañ ko. xëy na bon dinañ ci mën a gis solution quoi. dëgg la incha allah. waaw di jégalu. ku la sopp laa nag mais jërëjëf maa la raw dama lay déglu moom. jërëjëf je préfère di la déglu. alhamdulilah ka may woote. mais merci kontaan naa. yàlla na yàlla yàggal la suñu kanam. amiin ñu bokk amiin jërëjëf. voilà service bi la gisul ni rendre nañ ko di ko fayeeku mais lépp rek ñoom borom privé yeeg parents d'élèves yeeg borom xam-xam yi ci wàllu yoon mun a toogee gis formule bi gën. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Alaaji Assane Gueye. Alaaji Malick. maa ngi lay siyaare. yàlla na nga ziar. di la ñaanal di la jox sa wàccuwaay. amiin rafetlu sa liggéey nag. encore une fois. jërëjëfati. parce que liggéey kan nga jàmbaar nga sunu papa nga sunu kilifa nga. yow ak sa équipe yëpp bi affaire bi commencé ba léegi yaa ngi si yoon bi. merci ka di jàppale réew mi Assane. maa ngi rafetlu taxawaay président de la république ak discours bi mu jot waxtaan démb. parce que loolu mooy waxtaanu kilifa. loolu mooy waxtaan xam ne dafa déglu population bi. Assane xam nga yaa ngi dégg scientifique ñoom nee ni affaire bi 2021 lañ koy ñi nekk international la ñu gën a commencé am ay yenn garab yi. xam nga Assane nit yi yow wax nga ñëpp wax na président wax na nit yi kay ñoo war a dégg wax yi ñu leen di wax. parce que léegi bareetul sax ñu ngay suñu sol ay masque léegi. de loolu nañu sol masque yi encore une fois. day na waar ñu sorilante. te loolu rek parce que pour yi ñuy def yëpp pour ñoom la. dëgg la te aussi Assane xam nga buñ tijjoon lu mu jokkoon couvre-feu bi boo kii bi di gën a continuer. économie bi mooy daanu. te loolu wax naa ko minti unième fois. loolu mënul nekk. waaw baaxul fokk ñu dund ak feebar bi. xam li ñu moytu. li ma si ñaawlu rek Assane. mooy ñi nekk si biir affaire de parce que seetaan naa télé à place di xasante di saagante vraiment. foofu man maa ngi si fan yi si bëggum wax benn télé Sen TV. ay kilif di waxante foofu ay ministre ak ay président assemblée nationale vice président assemblée nationale di waxante lu ñaaw. te loolu li seen cër. mooy xeex feebar bi. loolu mooy xeex ñëpp. loolu mooy xeex. jërëjëf président de la république. vraiment. merci Malick maa ngi lay sant de la gërëm. jërëjëf ka jaaraama waaw nit moom ni nga ko waxee rek jàngoro jooy problème bu ñu xàmmee farata ak sunna rek mu baax fexe mucc ba pare bala nga ni naam ne fa. yow 2020 gaa ngi mel ni juróomi at la nu boole ndoor suñu kaw ba génn gunti ngay lijjanti ay élection yu ñëwagul asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Alaaji Assane ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. ñu ngi leen di nuyu di rafetlu depuis pandémie bi commencé ba léegi sensibilisation bi nga xam ne yaa ngi koy def ci onde yi. jërëjëf. di wax rek ne dama bëggoon. tuuti comme si toujours ci cadre sensibilisation la rek. waaw parce que xam nga tabaski ji mu ngi jub. yal nañu yàlla may ñu fekk ko ñun ñëpp. amiin te gis nañ ne foyer bi gën a am ay cas Dakar la. te xam nga ne xel Assane. que à part Lebu yu Dakar kenn dëkku fa. dëgg la. ñëppay génn. bu tabaski di jot ñëppay génn Dakar di dem seen yoon. dëgg la de. léegi nag nit ñi war nañ gën a am responsabilité foofu. parce que suñu yaay yeeg suñu maam yi nga xam ne ñoo nekk ci ca kaw ga te ñoom la ñuy fekk ji tabaski. ngir yàlla nit ñi nañu jël seeni matuwaay. xanaa ku ñuy sensibiliser ba ne la boo deful ndànk di nga dem
infecté sa maam wala sa yaay ba tëdd ca village ba. xanaa nga war a mën a gën a jël ay matuwaay. donc bëggoon naa loolu. nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax. te gouvernement bi aussi bu gënee bu ci mën a wut ay matuwaay mu wut ko ci. parce que tabaski yaa ngi jub see te Dakar kenn du fa des. ñëpp ay génn te c'est le foyer le plus infecté du Sénégal. dëgg la donc loolu daal remarque boobu daal laa bëggoon defal. mais encore une fois xam nga comme c'est individuel moom. parce que nit xam nga buñ ne yow sa waay juru jigéen man balaa ma ko état sàmmal maa ko njëkk a sàmm de. exactement état bi tey jii koo fu lim ci ñoom mu ngi sàmm yaayam mu ngi sàmm maamam de. macha allah donc c'est individuel donc voilà ne nit ku ne rek ni nga ko waxee jël say matuwaay. voilà yéene sa bopp jàmm yéene ko sa morom bu ko defee rek. exactement incha allah yàlla dina def jàmm. allahumma amiin jërëjëf yàlla fay la c'est important ñu bàyyi xel ni mu ko waxee tabaskeek yeneen xew yi ñu dëgmal yëpp du yomb nag. asalaamaaleykum kooku rocceeku na Ablaye Modou Cissé Diourbel maa ngi lay gërëm Modou wute nga ak Ablaye Diop de nee na damaa yaru. allo El Hadj Assane wuuteeg Ablaye Diop waaw sëñ bi. nag yi tey mbaa nga am jàmm bu baax. sant yow la kan. jaajëf waay man la sa xarit bu nekk ca Parcelles rek. ñu jàpp ko noonu xarit bisimilah. bisimilah El Hadj Assane de gone yi dañoo respecté wul dara gis nga couvre-feu bi ngay dégg noonu ñu naan ay 23h. lëbe nañ ko fekk booy yi lëbe woon nañ ko bu yàgg respecté di ko booy yi lëbe ak a yàgg. xale yi lëbe yàgg na. ngay lëbe fekk naan maa ngi ubbi bunt bi fekk gars yi daaj nañ ko bu yàgg. yàgg na respecté wuñu dara El Hadj Assane boo toogee ci mbedd yi boo rombee ci mbedd yi billaahi sa xel sa xol day jeex tàkk. dëgg la. man nag waajur yi rek laay wax man responsable yëpp si waajur. dëgg la. waajur yi kese la. koñ boo dugg am na benn jaagaru café bu fa nekk 10 goose nga fa toog. kenn solo si masque fa la ñuy yendu si ba ngoon. di wax rek. doy na waar. donc moom ñu lay sensibiliser rek vraiment coono bi nga ci am nii bi télé bi am nii. bu ko yeneen télé yi amoon man yaakaar naa ne tey feebar bi mën naa am du toll fii. dëgg la jërëjëf mais comme li ngay wax rek bu fukki nit di gas. fukki nit di suul pënd day bëri rek. pënd bi de loolu de moo fi am Sénégal malheureusement mooy suñu problème. c'est dommage yàlla ñu yàlla jàppale rek. amiin waay amiin jërëjëf xëy na bis xol yi dina tàppewu parce que bu ñu demee ba xam ni comme ñu ngi ci genn gaal gi ca problème yi ñun ñëpp a ko séddoo ku ne am ci sa pourcentage dinañ jéem a xeex problème yi wàññeeku asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. El Hadj Assane Ibrahima Jong Gazo. sëñ Ibrahima maa ngi ziar waay. maa ngi lay ziar bu baax El Hadj Assane. jërëjëf. di la ñaanal. ñu bokk di la ñaanal. amiin waay. ndaxte nit fekkee da nga nekk ci ab mbir di ci waslu àq te bàyyiwoo ba léegi te tàyyiwoo. muy de près à distance yëpp yaa ngi koy def. yàlla na la yàlla suturaal jàppale rajo bi yëpp. amiin waay jàppale Youssou ak personnel am. amiin ñu bokk. ak ñeneen ñu mel ni yéen di ci yëngu ci comme nii. amiin. waa ji wax na ko sànq gannaaw ba nu ziyaare xalifatal muslimin Baye Abdoulaye yàlla na fi yàgg te gën ak mboolem xalifa bi islam. amiin yaa di jaale suñu Baye Pape Malick mi fi génn barki demb rek. ak borom Ceneba. ak sunu Baye Tafsir. yàlla na yàlla yërëm leen. amiin. wax nañu ñoom ba dem. li am solo yonent bi dafa ni man laa yaarifu nafsahu laa yaarifu waajibu ko xamul sa bopp doo xam li la war. il est temps nag El Hadj Assane. le président de la république li mu war a def lépp def na ko. li mu war a wax na ko dégg nga démb discours am ku dégg discours am. mooy bàyyiwul mbir mi ngi fi. waaye nanu jël sunuy matuwaay. kon xam na ni moom buggul lor boppam lore. bañ nag ba ka mbir mi dalee juróom-ñaar yoon mu contacté wu mu négatif bi bi ñu ko xoolee dafa confiné wu boppam. toog kon ki nga xam ne yaay njiitu réew yàlla teg loolu sa bopp nga def loolu waa masama ñi nga xam ne yaa leen ni sàmm. ndaxte dinañ ko laaj na mu daan sàmmee la ndaxte bu bàyyee pëlëxoo am nit ki li xew Sénégal El Hadj Assane wax nga ko ba tey laa xamul lan la nit ki dafa war a xam nit ñoo war a mën jël seen matuwaay léegi nag. la solution man li ma gis. wax nañu bàjjenu gox wax nañu sangay wax nañu imaam yi wax nañu nangam les ASC laa bëgg ñu ngi may dégg ñoom ñëpp les ASC Amadou Kane le ministre Matar Ba xam nga leen. wax leen les ASC les responsables là des ASC yi nga xam ne ñoo yore aspect culturel yi yëpp si aspect yëpp noonu wax ak ñi ni ñu jox leen des moyens ñu demaat waraat gox yi kenn bañ a toog ndaxte buñ bàyyee seetaan lii. dina gën a ëpp doole te day ëpp doole professeur Seydou wax na ko fi ay temps. kon nanu jël matuwaay di ñaan yàlla. mesure barrière yi nan ko respecté. ka nga xam ni di ñaan xale Cambérène
lii nga xamante ni moo xewoon ci géej gi bi passé te xale yi jël nañu seen matuwaay Alaaji Asan xale yi Cambérène jël nañu seen matuwaay la xewoon yële passé nga koy dégg ñu ngi ciy jéggalu bu baax nguur gi ndaxte de dañuy foog ni ñoom la te du ñoom ne leen di fekk si jógee beneen côté littoral bi dugg fa xeexe ñoon ba mu agsi Cambérène moo tax fan yii yëpp xale yi ñu ngi réunir di toog fa ñuy toog jàpp seen njàmbur teg seen attaaye te kenn jegewul sa morom kon ñu ngi ñaanal xale yi loolu nañ ci continuer nekk ay jàmbaar te li askan wi li état bi wax nañ ci jublu di ñaanal Baye Abdoulaye mbooleem xalifa di la ñaanal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum salaam lay Maxtaar jërëjëf yàlla boole ñaan yëpp di am yaakaar mu tàbbi ci noppi ñuy dégg ñu continuer Ablaye 88 628 14 14 Ablaye dañuy sensibiliser waa Médina gox yëpp ci Sénégal ñu bañ a tudd benn gox sax ndax gars yi fii dañ koy jéem a def ak xeexoo naan diwaan nangam a ko ëppale essentiel kenn mucc ci diwaan nangam it transport baa ngi dem ak dikk kon ñaan yàlla rek mu daal di jógee fépp daal mooy li gën 88 628 14 14 benn ba ñaari auditeurs yu mujj Ablaye d'accord publicité yi kon dernier auditeur asalaamaaleykum. aleykum salaam tonton Assane. waaw dernière auditrice alors maa ngi lay ziar. delloo ziar benn fidèle auditrice. jërëjëf waay. tonton Assane man dafa am benn fait bu ma marqué. maa ngi dëkk Scat Urbam. oui. en face école bi. donc depuis samedi ñu fay def distribution aide alimentaire yi. mais li ma jaaxal mag yi dañ fa fees dell 6 heures ci guddi ci suba ba 8 heures ci guddi. mag ñaa ngi fa. amul benn prise en charge pour personnes âgées yi te ñu ngi naan nañu denc personnes âgées yi. ci kër yi bu ñu génn. ah oui. amul takk masque amul dara ñoom ñuy joxe ceeb bi. xale yi toog di bind tuuti di def enregistrement. du gel du ndox ñaata carte d'identité la ñuy jël par jour. ci suba ba ngoon ñaata carte d'identité. amul takk masque amul dara man damay tiit sax damay ñëw di sensibiliser sax xam naa ne dañ naan kii dafa seytaane. ma ne naa mu ci dem toog. déedéet bul décourager soxna si. mais ñu ngi naan transmission communautaire. ñoom mairie yi ñoom ñoo war a def liggéey boobu aussi. dëgg la loolu moom lu jaadu la vraiment ñoom ñoo ko war a def waruñu seetaan boobu séddalee ci anam yooyu mais comme wax nañ ko ci rajo bi dinañ jël matuwaay yi xam naa. voilà soo leen ci mënee dara école bi nekk Scat Urbam daal dañ koy séddalee ceeb. oui li fa am doy na waar trop. doy na waar jërëjëf soxna si kon mu ngoog maire bi nga xamante ni moom moo gàlloo gox boobee ñu dem ci séddaleem ceeb ba ceeb bi ba mu duggee rek laa xamoon ni waaw fii moom xew sax boo fa demee wala ak takk ci jàkka je ñuy waxtaan lu am solo diine ji di digal gaay bu beñe yi génne gi yi rek nga gis sekkee nag jaayu di tas xew yi waaw moo tax lekk gi mënoon naa xaar ceeb boobu Ablaye émission sur le corona réalisée par Papa Samba Thiam Pape Samba sur la télévision Futur Média. Et cette émission, vous l'aurez aujourd'hui à 21h. Une émission sur le coronavirus. Pape Samba, vraiment, dafa leen defal benn imprégnation bu mag dugg ci bërëb yi nga xam ne ci la ñuy fajee jox kàddu gi maladie jox kàddu gi fajkat yi. Donc waaw sekkee nag njaween yooyu toog naan jàngoro ji amul bu ñu ko seedaanee danañ xam ni lii lu am la te ñaan yàlla mu gaaw fee jógee rek mooy li gën kon bu leen ko ratee 21h tey la talaata ci télévision Futur Média xam naa sax fa ngeen mas a dëkk ci télé boobu ay ñeneen ñëpp buggaan na kii ñii dañuy foo rek waaye liggéey ba dëgg nga almadi ñu yendu ak jàmm.